voilà Pape tey na nga fas yéene waxtaanee li nga xam ne nii. moom moo di prisonniers yu bëri yi nga xam ne nii seetlu nañ ko ci 2021 bi. voilà donc tey dañuy def rétro rek ci li nga xam te moom mooy prison yi fii ci Sénégal. li may njëkk a def sax mooy def lu ñu tuddee une catégorisation des prisons. Sénégal ñaata prison moo fi am ak différence bu am ci prison yi parce que dafa am prison yi kaso yoo xam ne ñi ñu atteegul ñoo fay nekk am ci kaso yoo xam ne ñi ñu atte ba pare ñoo fay nekk et cetera et cetera. Sénégal 37 prisons la am te 8 prisons yi ñu ngi Dakar. Dakar gën ngaa néew 8 prison mi ngi fi alors am na ci prison yoo xam ne ñi ñu atteegul ñoo fay nekk loolu mooy maison d'arrêt lu mel ni Rëbës ñi ñu atteegul kese ñoo fay nekk bu ñu la xasee ba atte par dañ lay jël yóbbu la feneen moo tax Rëbës doo fa fekk condamné ku ñu condamné doo fa fekk jigéen doo fa fekk mineur loolu mooy maison d'arrêt te Dakar ñaar la ci am mooy Rëbës ak bi nekk Liberté 6 maison d'arrêt pour femme bi nekk Liberté 6 donc boobu foofu boo demee Liberté 6 ñaari prison nga fay fekk bi ngay njëkk a jot camp pénal la beneen bi si topp mooy pour jigéen ñi donc prison jigéen ñi nekk Liberté 6 pour jigéen ñi ñu atteegul la jigéen ñi ñu atte ba pare dañ leen di yóbbu prison jigéen yi nekk Rufisque donc boobu mooy première catégorie maison d'arrêt pour ñi ñu atteegul ñi ñu atte ba pare ñoom la ñuy yóbbu ci camp pénal yi donc camp pénal mooy kaso boo xam ne ñi ñu atte ba pare ñoo fay nekk Sénégal ñaari camp pénal la am muy camp pénal bu Liberté 6 ak camp pénal Koutal fële ci région de Kaolack beneen catégorie bi mooy maison d'arrêt et de correction boobu mun nañ ko jàppee ne genre prison mixte la ñëpp a fay daje ñi ñu atte ba pare ñi ñu atteegul góor jigéen mais bu dee jigéen ñi dañuy am quartier spécial quartier pour femme dañuy am quartier pour femme boo xam ne foofu lañ leen di jagleel donc loolu mooy li nga xamante moom mooy catégorie yi nga xamante ne moom moo ci am maintenant maa ngi lay wax léegi ne Dakar 8 prison moo fi nekk mooy Rëbës mooy ñaari nekk Liberté 6 benn bi mooy camp pénal boo demee jógee côté rond-point sens rond-point Liberté 6 di remonté li ngay njëkk a jot nag camp Sékou Mballo la ñu bëri dañ koy jaawle camp pénal bokk la camp pénal camp bi ngay njëkk a jot nii à droite camp Sékou Mballo la boo ko toppee ci la ñaari prison yi nekk donc 8 prisons yi nekk Dakar mooy Rëbës camp pénal Liberté 6 prison des femmes Liberté 6 prison Cap Manuel maison de correction bu Sébikotane prison des mineurs bi nga xamante ni moom moo nekk fële Hann ak prison bi nekk biir hôpital Dantec xam na ñu bëri xamuñ ne biir hôpital Dantec am na prison boo xamante ni nekk na fa justement moom mooy li nga xamante ni moom mooy pavillon spécial donc yooyu mooy yi nga xamante ni moom mooy juróom-ñetti kaso yi nga xamante ni mi ngi fii région de Dakar voilà léegi nag li ñuy ñëw mooy li nga xam ne moom mooy chiffres yi actuellement document bi ma yor nii jóge ci administration pénitentiaire day wane statistiques yi nga xamante ne jóge na ci prison yi fii ma toog di wax ak yéen ci 37 prisons yi 13 561 détenus ñoo fa nekk donc xam naa damay bàyyi Coro wala Assane mu tekk ci wolof xam naa ñoo ma gën a dégg wolof bu dee détenu provisoire muy prisonniers yi nga xamante ne atteeguñu leen ñoom la ñuy wax détenu provisoire seen lim mi ngi toll ci 5437 détenus condamné mooy ñi ñu ci jot a atte ñi ngi tong ci 8124 détenus jigéen ñi ci 37 prisons yi nekk Sénégal yi boo ko doon xayma jigéen ñi ñi ngi toll ci 337 mineurs yi ñi ngi toll ci 307 étrangers yi ñi ngi toll ci 1229 bon ñu bëri sax dañu gis ne le fait que ñu téye leen fii di leen dundal ak yooyu xaalis lay coûter état bi dañ leen wala rapatrier ñu dellu seen dëkk mais bon ñu tëdd fa seen peine bu dee décès yi ñi nga xam ci atum 2021 détenus yi ci faatu toll nañ ci 27 ci 27 moom Hissène Habré daf ciy dugg Cheikh Niass daf ciy dugg ak yeneen voilà donc bu dee évasion yi moom amaguñ statistique 2021 évasion statistique 2020 moo fi nekk mooy 18 évasion détenus graciés yi ñi ngi toll ci 1900 ak libération conditionnelle ak réduction de peine mais li gën a am solo ci chiffres yi mooy ay chiffres la yoo xamante ne Sénégal ñi ngi atum 2021 mais ba léegi benn kaso yi doyul ñaareel bi kaso yi dañoo fees bay tuuru ba am na ci prison yoo xam ni sax mënatuñu respecter statut bi ñu am xam nga maa ngi lay wax léegi ne la camp pénal mooy kaso boo xam ne normalement ñi ñu atte ba pare moo ñoo fa war a nekk mais actuellement nii tey camp pénal boo fa demee di nga fa fekk ñoo xam ne atteeguñu leen tout simplement parce que prison yi dañu dem ba respecté tuñu li nga xam ne moom mooy seen normes yi prison des mineurs bi nga xam moo tuddoon ci ay jamono forbe te léegi mu tudd maison d'arrêt et de correction de Hann mais am na ci yeneen prison yoo xam ne boo fa normalement moom mooy prison bi ñu jagleel mineurs mais tey am na ci yeneen prison yoo xam ni Sénégal boo fa demee di nga fa fekk ay mineurs Cap Manuel boo demee di nga fa fekk ay mineurs Rebeuss boo demee également di nga fa fekk ay mineurs donc vraiment surpopulation bi nekk na loo xamante ne sonal na trop waa administration pénitentiaire muy tëj bu bëri bi même bu fekkente ni am na acteurs yu estimé que tëj gi wàññeeku na mais ba tey kaso yaa ngi fees mais tey jii nii donc loolu moom vraiment Pape bu ñu sukkandikoo ci wàllum tëj bi souvent dañuy gis nit ñu nekk tey ji dañ koy daan nañ ko ñu ne peine à vie lañ ko daan est-ce que réellement nit ki dafay tëdd ci kaso boobu noonu ba ñàkk bakkanam waaw loolu laaj bu am solo la parce que à tout le temps chambre criminelle ñi ngi condamné ay nit perpétuité mooy prison à vie mais en réalité benn détenu du toog kaso ba sa giiru dund
donc lan moo war a tax kon ñu décréter ko justement c'est-à-dire que prison à vie bi perpétuité bi bu ñu demee ba ci kanam dañ koy transformer def ko 20 ans dañ koy convertir dañ koy soppi def ko fanweeri atu kaso loolu mooy loolu ñu tuddee délai d'épreuve képp ku ñu condamné prison à vie muy perpétuité xam nga moom perpétuité moo remplacé peine de mort amatul Sénégal perpétuité boobu noonu après dañ koy transformer def ko 20 ans mooy délai d'épreuve bi donc boo tëddee 20 ans yi normalement da nga war a génn moo tax gis ngeen Pape Ndiaye bu ñoom Ino ak Alex ba mu ko tëddee génn na ak ñeneen ak yeneen détenus yoo xamante ni génn nañu ci biir 20 ans yi mën nga am libération conditionnelle comme genre grâce la rek mais différence bi ak grâce mooy libération conditionnelle il faut nga tëdd moitié liñ la daan pour que nga mën koo am nga ba pare nga am bonne conduite donc loolu moom mooy li nga xam moom moo ci am mais en réalité détenu duñu toog nekk prison ba jusqu'à la fin de mais tey leur jii jour nii Pathé mais dañ ci wax comme li Mbaye doon wax ab góor ga ñu tëj pendant 20 ans mais tamit Pape kooku lu muy def. xanaa jabaram day ñëw. visite conjugale visite conjugale dina am. lu war a am la nag. loolu moom wax dëgg yàlla lu war a am la visite conjugale non parce que imaginel góor yàlla bi nga xam ne dañ ko tëj kaso nga bàyyi sa soxna ci biti. ñu tëj la loo xam ne leer na la ni fii ba ngay génn sa soxna dina yegg ménopause. mais est-ce que waruñu autoriser dagana indi fi loi buy autoriser visite conjugale maanaam góor yàlla yi nga xam dañuy yegg ci kii yi ñu may leen ñu am possibilité di yegg ak seen soxna. soxna yi également yi bàyyi nekk ci prison yi bàyyi seen borom kër ci biti mu am possibilité boo xam ne loolu dina amee mais c'est-à-dire que fi ñu toll ni infrastructure bi prévoir ko boo demee ci kaso yi amagul pièce wala chambre yo wala foo xamante ni mën nañ fa prévoir loolu am fa et que même bu dee am na fi am na ci ñoo xam ne peut-être kersa dina la jàpp parce que sa jabar ñëw prison seet si la ñu dugal la ci biir néeg bi garde bi taxaw ci bunt bi après ñëpp boo génne ñëpp di la xool bëtu lii nga doon def am na ci ñoo xam ne peut-être kersa boobu même bu ñu leen ko daganaloon peut-être que voilà kersa bi dina leen xaw a jàpp infrastructure day tax ma revenir un peu sur ce qui se passe à Diamniadio prison bu bees lañ fa wax moom lañ fa tabax mais boo xoolee moo gën a bon yi nga xamante ne moom la fi fekk c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui modernisation bi ñuy wax ci suñuy prison yi pour ñu egg fa est-ce que duñ xalaataat ni ñu koy tëggee parce que visite bi ma nga xamante ni disons vidéo yi nga xamante ni gis naa ko ci prison boobu parloir yeeg douche yi tu te dis mais attends on est où là alors que àllu Diamniadio bi ni mu doy c'est-à-dire est-ce que du foofu la ñu waroon gën a xam pour humaniser ces prisons là waaw parce que en réalité Sébikotane ci boppam am na benn prison bu fa nekk moom mooy maison de correction bu Sébikotane boobu noonu sax réfectionné nañ ko am ay coppite yuñ ci def mais am na yeneen kaso yu bees yoo xamante ne projet yoo xamante ne ay kaso yu bees dañ ko fi indi dañuy yokk camp pénal yi yokk li nga xamante ne également moom mooy kaso yi am na ci yoo xam ne sax foofu lañ ko prévoir ay Diamniadio ko secteur boobu noonu yoo xam ne nar nañ fa tabax kaso yu bees yoo xamante ne dina permettre ñu désengorger li nga xam ne moom mooy prison yi mais li nga xam ne moom mooy parloir yi ngay wax nii ça pose un peu problème parce que boo xoolee boo demee rëbës bu njëkk ak léegi nii par exemple bu au début rëbës bu njëkk boo demee parloir yi ki nga doon waxal déjà doo ko gis da ngeen doon nekk secteur boo xam ne cool li day bëri comme ngunu ginaar gi wéjéjéjéjéj doo mën a xam sax li ngay communiquer ak sa famille mais tabax nañ fa ay parloir yu bees boo demee rëbës am na parloir yu bees yoo xam ne ki nga taxaw day am baie vitrée bu nekk ci digg bi nekk fii nit ki nekk fële ngeen di communiquer par téléphone de la même manière mais nag am na ci prison yoo xamante ne soxla nañu wax dëgg yàlla ñu defaraat parloir yi parce que am na ci yoo xamante ne ban la ñuy toog ngeen toog nii parce que visite yi ni muy demee mooy dañuy teg ñaari ban yi ñiy visiter détenus yi ñoom ñooy toog ci banc bi nii détenus yi ñoo toog ci beneen banc bi ñoom ñaar ñu jàkkaarloo nii di communiquer di waxante mais parfois message yi mën na bañ a leer ak coow lu bëri lu ku nekk di dégg li sa morom di wax c'est-à-dire du respecter un peu intimité détenu yi moo tax lu jëm ci affaire parloir lu jar a seetaan la ci prison yi li ngay wax ni ça m'est arrivé ay 2014 su ma juumul prison bu Rebeuss am na ko ma fa doon seet mais coow li parce que da ngay dugg groupe lañ leen dugalandoo déjà grillage bi poussière na ba doo gis ki nekk si de l'autre côté day yuuxu sa tur ngay yuuxu turam ba ngeen xamante position bi mu nekk nga dem fekk ku fekk ngeen wax li ngeen wax kenn du ko dégg parce que ñëpp a ngi yuuxu c'est-à-dire foofu respect de l'humain amatu fa donc faudra que li nga koy wax ni heureusement yaa ngi naan changé nañ parloir parce que boobu laa fa gis donc changé nañ peut-être parloir donc c'est une bonne nouvelle parce que prison lañu wax maison d'arrêt et de correction c'est-à-dire quand on parle de correction pour nga corriger nit ki faaw nga respecté ko d'abord boo ko respecté wul mënoo ko corriger de respecté ko moom mooy humaniser fi mu nekk humaniser fi mu nekk moom mooy li nga xamante ni yaa ngi koy tabax jamono ji parce que Rebeuss ni mel nii pour changer ko faaw ñu tabax leneen déplacer les prisonniers pour mën koo am na sax projet de délocalisation délocaliser pour mën a méngoog jamono mais li ñuy tabax ngala bu mu mel ne li fi nekk justement parce que man sama préoccupation sama crainte li may gën a ragal mooy bu fekkente ni même bu ñu indee tabax
tabax kaso yu bees te système bi changé wuñ ko dañuy demaat ba indi ñëwaat ci situation bi ñu nekk parce que problème mu Sénégal mooy le système judiciaire est trop répressif maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy tëjkat yi c'est-à-dire que anam yi ñuy tëjee tëj yi dafa bari ba pare système bi dafa metti dafa trop répressif da nga ci mbir yoo xam mbir yu ñàkk fayda yoo xam ne jarul tëj ne sax dañ ciy tëj nit kaso am na ci mbir yoo xamante ni wax dëgg yàlla mën nañ ko régler sans pour autant que nit ki dem kaso mais ñun suñu système judiciaire dafa xaw a répressif te loolu ñuy indil problème yi au-delà de la dimension répressive bi nga xamee ne que maanaam yow moom ngay wax nii man damay dugg ci beneen dimension boo xamee ne que wax nga ko fi la fois passée mooy maanaam ñii di àtte di tëj dañoo doyul c'est-à-dire tey juge au Sénégal ak li fi jot a am ci ay problème ci ay délais yëpp ñu war ko mën a àtte mais attends on se dit chaque jour que ne maanaam y a un pléthore de dossiers yu taxaw di xaar donc ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi war a statuer ci loolu donc loolu déjà c'est un autre problème boo xamee ne comme ni nga koy waxee sànq même su fekkee ne que maanaam am nañ yeneen infrastructure yu bees sax chaque jour si suñu ñëwee ce sont les mêmes problèmes ñuy répété waat bon au dernier li nga xam ne moom mooy recensement bu mujj bi on avait 547 magistrats pour 17 millions d'habitants nga gis ne Sénégal kon lim bi doyul wax dëgg yàlla li ñu am ci ay magistrats doyul moo tax ngay gis tey jii nii boo demee ci juge d'instruction da nga gis benn magistrat bu yor 300 dossiers nga 300 dossiers nga war ko traité ci année bi nga dem ci doyen des juges yi nga xam ne moo ëppale dossier 450 dossiers te dossier bu ci nekk mën naa impliquer ay nit yu bari te 350 dossiers 450 dossiers nga war ko traité ci année bi 365 jours nga génnee samedi ak dimanche yi génnee jours fériés yi ñaata jour moo lay dese pour nga dese ak fête yi ñaata jour moo lay dese pour nga traiter dossier yi te dossier bu ci nekk mën naa impliquer ay détenus yu bëri ñii nga war leen déglu séparément ñii nga war a def confrontation am ci yoo xam ne da ngay xaar ay expertise yu war a ñëw donc vraiment loolu moo tax li nga xamante ni moom mooy longue détention yi aussi loolu moom moo ko longue détention yi ba léegi ñu ngi koy jooy te longue détention yi ba léegi mi ngi am ba léegi détenus yi ñi ngi tëdd fi may toog di wax ak ñëw rëbës ki fa gën a yàgg def na fa 10 ans te atteeguñ ko ça pose problème ñii def nañ 7 ans ñii def nañ 5 ans surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñu lañ tuddee appelants yi mooy ñi nga xam ne dañ leen atte woon ñu def appel pour ñu attewaat leen loolu c'est un véritable problème ci Sénégal vraiment ministère de la justice war nañu lijjanti situation appelant yi am na ci ñoo xamante ni depuis 2003 ñi ngi ci kaso yi ñu atte leen ñu def appel ba léegi attewaatuñu leen boo demee prison bu Thiès di nga leen fa fekk nga dem camp pénal bu Liberté 6 di nga leen fa fekk nga dem prison Kaolack prison Diourbel di nga fa fekk ñoo xam ne dañ leen atte ba pare ñu def appel pour ñu attewaat leen mais ba léegi atte bi mënul mais tey jii nii situation bu métti la vraiment bu ñu tey boo xoolee tey jii dañuy gis ni li nga xam ne moom moo di dossier yi tegu ci table bi dafa bëri dossier wañ jugé dafa bëri mais tey jii man damay jël benn côté comme jigéen ñi dañoo seetlu ni jigéen ñi fu mu toll nii am nañu ci bëri dañ leen di woo ñi dañ leen di juger ci loo xam ne comme mën naa jël comme exemple li nga xam ne moom moo di avortement tey jii nii yoon est-ce que jotul tamit mu xool yeneen dogal yoo xam ne mën na ko cee jël concernant ñi nga xam ne moom moo di jigéen ñi bon en parlant de jigéen ñi sax am na benn reportage bu ñu fi am sax boo xam ne je crois que bu dee topp mi ngi ci régie bi mën na ma préparer kaleel reportage boobu noonu mën na ko génneewaat dossier bi rek dugalaat ko ci kii bi mettre ko à nos dispositions mooy reportage bi ñu defoon fële ca prison jigéen ñi boo xoolee jigéen ñi li leen ëpp ci li leen di yóbbu kaso am na ci loo xamante ne drogue ci la bokk avortement ci la bokk comme ni nga ko waxee infanticide ci la bokk muy jur doom rey ko lu jëm ci coups et blessures volontaires comme ay wujju yu xëppante acide wala yooyu noonu ci la bokk ak parfois wàllum phobie mais boo jëlee kaaw li nga xam ne moom nga wax léegi muy avortement mooy biir ba pare yàq ko loolu loi wu Sénégal li mu ci wax dafa leer loi wu Sénégal day tere yàq biir loi wu Sénégal am na cas bi mu koy daganee bu fekkente ni bu ñu yàqul biir bi ndaw si ko ëmb dafa nar a faatu foofu loi bi day autoriser ñu yàq biir bi te balaa ñu koy autoriser il faut que ñetti médecins yu xamantewul kenn ku ci nekk saytu la ba gis ne kat yow mii nii bu ñu yàqul bu ñetti médecins certifié loolu procureur de la République sax daal di koy autoriser lu dul loolu loi bi daf koy tere mais loolu ça pose problème parce que déjà balaa nga naan da ngay wut ñetti médecins yu xamantewul loolu rek problème la Sénégal pour nga gis médecins yu xamantewul ça pose problème balaa ngay posé wut avis ñetti médecin procureur nar a ñëw autoriser ko est-ce que diggante bi xale bu jigéen boobu noonu mën toog di xaar posé na problème mais am na le protocole de Maputo lu jëm ci wàllum avortement mënoo ko wax te waxoo protocole de Maputo benn loi communautaire la boo xamante ne Sénégal da ko ratifié protocole de Maputo dafa ni jigéen boo xamante ne da ngaa ëmb ci viol dañ la war a may nga yàq viol bi Sénégal ratifié na convention boobu noonu mais appliqué guñ dëppalee guñ ko ak suñu loi nationale parce que kilifa diine yi ñoom ñoo bañ ñoom ñoo opposé parce que ñoom dañu gis ne jigéen mi nga xam ne dañ ko violé mu jël ci ëmb wala parfois sax inceste da ciy am comme par exemple sa papa violé la wala sa mbokk sa nijaay wala sa famille bu nga jëlee ci ëmb xale boobu nar a màgg ci famille bi gàcce la donc protocole na boppatoo day consacré est-ce que foofu waruñu mën a may ku jigéen ki mu yàq ëmb mais diine yi nangu ci islam nangu ko christianisme nangu ko même bu fekkente ne am na ci ñoo xamante ne ñi ngi tontu yenn
oustaz sax ne leen ci l'islam xam nañ ni ëmb bu amee am na ab diir bu ëmb bi di war a am avant que ñuy dugal ci nit ki am na ci période boo xamante ne ci la ñuy ñëw déterminer voilà âge bi ci lay ñëw dugal ci moom am bi déterminer durée de vie am wërsëgam nan lay toll ak lii bu fekkente ne da nga yàq ëmb bi avant ñuy dugal ci moom am est-ce que kooku mën nañ jàpp ne rey na nit loolu tamit yeneen débat la yoo xamante ne yu ñu posé la c'est assez sensible ci Sénégal loi bi mi ngi koy tere na avortement waaye avortement yi moom mi ngi tulleeg màll ci dëkk bi sage-femme yu retraité ak infirmière yu retraité yi ñi ngi rey nit ñi ci biir koñ léegi te gars yi sax am nañ ay méthodes traditionnelles pour yàq ëmb yàq bi léegi Sénégal mais comme naan ndox nañ dem xool li nga xam ne mooy reportage bi nga fa def seetaan reportage bi waaw noonu tam defar fii ay perruque tresse lépp lu jëm daal ci wàllum bopp pédicure manucure yëpp la ñuy defar fii lépp la ñuy def même traitement de cheveux lépp li am ci biti daal am na fii waaw dañuy am ay clientèle yu jóge ci biti ñëw fii di lettu waaw comme ku yàgg gérer salon rek boo yàggee gérer salon da ngay xam ni ngay accueillir nit ñi bu ñu ñëwee nga lett leen defar leen après mooy loolu daa nga wax leen prix yeeg yëpp fii dañuy defar céréale bi jus bi ak teinture yëpp dañ koy defar non teinture ay yére dañuy cuub ay mbasin lépp la ñuy def man cuub yi ak ñaw yi yëpp fii laa ko jàngee ak jus bi yëpp fii laa ko mënee mais léegi rek laa daan def si biti mais yeneen yëpp fii laa ko jàngee ak toog machine yëpp fii laa ko jàngee waa am na fi dañuy ñaw yu rafet sax man ma xool am naa fi 5 ans jàng naa fi lu bari sax loo xam ne xalaatuma woon sax ne dinaa ko mën un jour toog machine nii mooy loolu yëpp xalaatuma ko woon jus bi tamit mënuma ko woon noonu cuub tamit noonu tamit macha allah mu nekkin moom rafet na ma boo xoolee tenue bi da nga naan ñii dañoo lii wala lii mais ñu ñëpp benn lañ dañuy kaf fooree ñooy lekkandoo ñooy defandoo lépp amuñu benn problème ñoo leen di létt seen bopp yi ñoo leen di defaral lépp presque amuñu benn problème nekkin bi moom rafet na macha allah. waa xam nga boo xamul rek xamoo mais boo xasee ba ñëw fii ba gis rek yow da ngay xam ne fii daal jàmm rek moo fi am daal ñu ne garde gi benn lañ voilà dañuy kaf foore ñoo leen defal lépp presque bu ñu dimbale ñu rek ñu ngi liggéey ñu ngi góorgóorlu nit nag day juum mais bu juumee nga may ko chance am baal ko te ñu àtte jigéen ñi bari nañ fi torop sax voilà mandat dépôt yu metti na yàggaay bi tamit noonu ndax 2017 ba léegi maa ngi fi ñi nekk si biti daal ñoom bu ñu ragal fii dara nekku fi boo xoolee yéen ko gisal seen bopp comme salon yu nekk si biti rek benn la manqué wuñu dara suñu produit yaa ngi nii lépp lu am si biti rek ñu dañ koy def fii si salon bi dañuy pose ongle lépp la ñuy def. ci bésu tey bi ñu ngi nekk ci juróom-ñaar fukki détenu ak ñeent fukk ak ñeent lañ ci àtte ba pare donc juróom benn fukk yëpp dañ toog di xaar nekkin bi moom comme ni ngeen ko gisee rek kër la donc comme kër moom famille lañ ko mën a jàppe te famille la aussi parce que sooy xool ñun li ñuy passé ak ñoom duñ ko passé ak suñu famille donc dañuy dund comme mag ak rak nit ak tantam nit ak yaayam ambiance bi moom macha allah. administration pénitentiaire dafa am ñaari mission benn mission bi mooy sécurité beneen bi mooy préparation à la réinsertion sociale. dañuy waajal ñi nga xam ne ñoo nekk suñuy loxo de sorte que suñ génnee ëllëg dinañ am ci luñ jafandu maanaam dinañ fi jàngee loo xam ne suñ génnee dina leen mën a jëriñ. nañ góorgóorlu te nañ muñ parce que nattu la nattu nee nañ dañ ko tuddee nattu mais natt la yàlla dala koy teg pour xool sa ngëm-ngëm fu mu toll ci moom donc nañ muñ te xam ne day jeex c'est un passage de la vie donc yàlla moo ne woon dinañ fi jaar nañ fi mais waxuñ ne dañ fiy des donc dañuy jaar dañuy génn moo tax nañ muñ te góorgóorlu. parents yi aussi dama leen di ne
nañ dalal seen xel problème bi ñu am nee nañ leen du problème mu nekkin mais problème mu lenteur de justice la donc ñoom képp ku ngeen ci waxal rek nee nañ leen suñ problème mooy dañoo bëgg a ñibbi donc nekkin bi rafet na ñu ngi ci jàmm mais liberté dem ak dikk moo leen manqué te vraiment ñu ngi ñaan autorité yi aussi suñu ci mënee dimbale ñi ci biti aussi ñu ngi leen di ñaax ñu moytu. voilà mu nekkoon benn reportage boo xam ne Pape Ndiaye defoon nag prison camp pénal bu jigéen ñi nekk Liberté 6 en Pape. ñu gis ni ñoom ñoo ngi liggéey ñoo ngi leen di defaral yeneen i métier dafa mel ubbi nañ foofu salon te apparemment am na ñuy génnee ci biti di ñëw foofu noonu ñu leen di leet. waaw reportage bi ñu ngi ko réalisé dans le cadre de la réinsertion sociale muy maanaam ñoom dafa am ay métiers tëjuñ leen kaso rek ñu tëdd di nelaw ak yeew ak lekk. mais dafa am ci biir kaso bi ay liggéey yoo xam ne dañ ko fay def dañ leen di tàggat ci liggéey yoo xam ne bu ñu génnee mën nañ ko liggéey moo tax boo demee prison jigi des femmes bi nekk Liberté 6 am na fa salon de coiffure moom ngeen gis léegi ñu def reportage bi léegi am na fa salon de couture boo xam ne dañuy def ay ñaw ak yooyu noonu am na foo xamante ne ay production céréalière également dañ ko fay liggéey donc nga xamante ne kenn ku ci nekk da ngay am occupation am na ci ñoo xam ne ci cuisine yi la ñuy nekk di fa yëngatu donc vraiment kenn ku ci nekk am nga fa occupation boo xam ne ñi ngi la ciy tàggat pour que boo génnee nga mën a delluwaat ci li nga xam te moom mooy kii donc vraiment bañ fa demee nag équipe bi fa demoon def reportage c'était un moment bu émouvant la woon ndaxte am na ci période boo xamante ne da ngay gis ne ñoom seen doléance dafa bëri ñoom jigéen ñi téye bu yàgg bi ñu leen di téye ci kaso bi dafa bëri mais professionnels saa yi aussi anam yi ñu leen di yóbboo kaso tam wax dëgg yàlla day nekk anam yu doy waar am na fa jigéen détenu yu ma fa gis yoo xamante ne da nga leen di fekk ñuy nàmpal ñu ub seen doom ay xale parce que soit bañ leen di yóbbu kaso dafa fekkoon ñu jotoon ëmb te bu fekkente ne da nga ëmbee kaso loi bi dafa ne xale bi il faut nga téye ko ci kaso bi ba mu am ñetti at ci ngay soog a mën a am possibilité génne ko mu dem ci famille am donc vraiment mu nekk ay mbir yu situation yu difficile yoo xamante ne wax dëgg yàlla longue détention bu ñu koy wax Sénégal ñun góor ñi rek lañ daan faral wax mais jigéen ñi aussi elles sont victimes de longue détention donc vraiment côté boobu aussi war nañu def diligence seen dossiers yi pour que ñu leen di teel a àtte seen dossiers yi di teel a féete boor quoi. mais tey jii nii Pape dañuy gis ne à chaque fois tey jii nii mooy jigéen ñi nga xam ne dañ leen di tëj da ngay gis ñoom des fois nit ñi dañuy def ay dons di leen indi ay serviettes hygiéniques et consorts tey jii nii est-ce que tamit yoon jotul bu demee bay téye jigéen mu mën a jël en compte li nga xam ne moom moo di ay besoins yi nga xam ne daf koy am. waaw xam nga état bi sax boo nekkee ci loxo état boo feebaree état moo lay faj état moo lay jox nga lekk. mais problème bi mooy. mandat de dépôt yu bëri yi moo tax tey jii nii ba administration pénitentiaire amatul possibilité pour mën a gérer affaire bi ma jox la exemple prison de Rebeuss xam nga tey mooy prison bi gën a fees Sénégal capacité 1600 détenus loolu tey mi ngi ci plus de 2000 détenus état bu lay jox budget du jël en compte li fi nekk ci nombre de détenus day xool capacité prison bi oui Rebeuss capacité 1600 détenus la état bu lay jox budget da lay jox budget 1600 détenus alors que yow tey jii yaa ngi ci 2000 et quelques loolu lay problème bi bu doon état bi day xool en fonction la fa nekk mu neex mais day xool prison bu nekk lan mooy capacité bi prison des femmes capacité am 100 détenus la état bu lay jox budget 100 détenus la lay jox. xam nañu réalité yi. loolu lay problème bi nag. exactement la ñu prévoir woon ak la fa nekk tam. léegi imaginer prison bu capacité bu doublé capacité am yow nga sa budget 100 détenus lañ lay jox alors que yaa ngi 200 détenus. mais tamit est-ce que fooguñu tamit état daf cee dëgg tànk parce que loolu noonu ça se voit à l'œil nu. au fait ñoom ñoo la ko gën a xam nañ loolu ah. c'est-à-dire man sama problème mooy maanaam ñun Sénégal gis nga yaa ngi wax signature protocole Maputo c'est-à-dire ñun on signe et après absolument rien. que daal c'est-à-dire waroon na mën a am aussi en fait. ñi nga xam ne ñoom nekk ci société civile bi je sais pas est-ce qu'ils le font ñoom aussi ñu bàyyi waale xel donc les revendications de ces personnes ñu nekk ci prison yi quoi parce que lii nii c'est le minimum d'une femme c'est le minimum d'une femme mu am donc ay besoins pour yu muy dundee quoi loo xamee ne que c'est lu naturel la lu spontané la ci moom foo xamee ne que yow fii nga ne maanaam 100 personnes la waroon def nga def fi 200 personnes ba pare jox alors loo xamee ne que valeur 100 personnes ñoo ko war a utiliser non loolu yëfu maa tey la
loolu yëfu maa tey la te maanaam je vais oser dire yenn ci ay ONG au niveau international yu am ay représentants fii ñu leen di dégg chaque jour que Dieu fait. Récemment maa ngi dégg l'affaire de Pod Dagné ils ont fait des communiqués xaw ma naka lañ koy waxee de maanaam ensemble. mais nañ wax ci prison yi nañ wax ci loolu su fekkee amuñu woon information Pape Ndiaye vient de donner l'information donc il est temps que ñu. effectivement comme ni ko waxee rek Pathé jot na ñoom ñu wane. jot na ñu wane ak jigéen ñi. ñu vite fait ñu fast track ko. par rapport ak jigéen ñi des fois da ngay romb comme man mi dëkkee côté boobu fii nii ci prison bi nga gis ci ay prisonnières yoo xam ne dañ leen di bàyyi ñuy génn. ñi mooy ñi weer cere yeeg yooyu ñu gis leen ñuy génn ci biti alors que doo gis garde yi topp leen ñooñu lan moo tax actuellement parce que man loolu dafa ma jaaxal da nga leen gis xam ne ñii ay lii dañ leen bàyyi ñu duggaat dañuy génn mais da nga leen gis ñoom kenn du ci daw kenn du ci mais da nga leen gis ñu duggaat ci biir lan mooy waral lool bonne conduite la wala wóolute bu ñu am seen digganteeg lii doo comprendre exactement lan moo am seen diggante ba waaw prison boo dem dafa am lu ñu tuddee détenu de confiance. Par exemple yow ñu condamné la 10 ans mu tëdd 10 ans yi ba mu dese la weer wala une semaine xam nga foofu boo dawee rek ci loolu dof la xaru la. même bu fekkente ne nag rëbës gis nañ fi koo xamante ne dañ ko condamné moom dese ko un jour mu rëcc gis nañ ko fi mais am na ci ñoo xam ne ay détenus ko fa gis nga non gis nga camp pénal bi boo ko tijji woon tey am na ci détenu yoo xam ne maître duñ ko bouger fa ñu toog la ñuy toog parce que après dañu xam la leen cay fekk. donc am na ci ñoo xam ne ay détenus de confiance lañ mais aussi placement à l'extérieur yooyu dafa am xanaa xamoo juge bi bu ko neexee mu bañ la mu dóoral lu ñuy wax placement à l'extérieur ngay yendu sa kër di fanaan ci kaso bi wala nga fanaan ci kaso boo xëyee yendu sa kër donc yooyu yëpp ay possibilités yoo xamante ne dañ koy def parfois pour libérer li nga xam ne moom mooy nit ñi maintenant leneen li nga xamante ne mënuma daaneel te vraiment évoqué wu ma ko mooy le plus ancien détenu du Sénégal maanaam tey jii fii ma toog di wax ak yéen nii détenu bi nga xam ni moo gën a yàgg ci kaso bi mi ngi ci prison camp pénal bii te bouclé na 19 ans de détention presque 20 ans de détention tëdd na ko muy Serigne Djily Lo bi nekk camp pénal bi wax dëgg yàlla voilà un détenu boo xamante ni wax dëgg yàlla mérité na ñu may ko deuxième chance am parce que non seulement actuellement nii moom moo jiite foofu noonu lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum diine bi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum daayira bi seede yëpp nee nañu kii wax dëgg yàlla détenu bu exemplaire la mu defoon tuuboon na ko bu yàgg soppeeku doon beneen nit problème bu fa amee sax moom la ñuy woo pour mu régler ko donc wax dëgg yàlla kooku jot na ñu may ko deuxième chance d'autant plus que gis nañ fi cas yu gën a garaaw ñu libéré leen Sénégal gis nañ détenu kuñ fi condamné 4 fois perpétuité 4 fois prison à vie ñu libéré la gis nañ fi ku waroon tëdd 34 ans de détention def ay mbir yoo xam ne bu ñu ko boole woon 34 ans de prison nga waroon tëdd ñu libéré la donc wax dëgg yàlla El Hadj kii Serigne Djily Lo war nañu xoolaat ci kaawam juge d'application des peines yi war nañu saytuwaat mbiram mën koo may deuxième chance mu mën a duggaat ci société bi parce que deuxième chance également ça existe et mën nañ ko war nañu ko mën a parmi tant d'autres yeneen ñoo xamante ni comme ni mu ko waxee war nañ ko may li nga xam ne moom deuxième chance parce que ku ci nekk mérité nga ko vu que jéego yi nga xam ne ni moo ngi koy def foofu noonu ci mu nekk lu rafet ba ñëpp rafetlu ko li wolof Njaay daal ku ñëpp tufli nga tooy kon moom ay tufli tam positif na suñu sañoon daal ñu apporter ci leen loo xam ne ñu may ko liberté Pape ñu bàyyil nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi. waaw donc loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu bëggoon wax xam nga kaso yi moom mënoo wax lépp da ngay wax lii rek am lu des mais am na yeneen cas yoo xamante ni dinañ fi ñëwaat gën koo saytu gën koo càmbar su ko defee kon bu ñu duggee ci li nga xam ne moom mooy atum 2022 bi li ñu nar a gën a privilégié mooy xam nga Sénégal bëri na lu nit di def yoon tere ko xamul ne yoon da koy tere donc délit yi fi am ak crime dinañu ñëw benn par benn ñëw expliquer ko jël délit de viol lan mooy viol lan mooy daan bi expliquer cas yoo xamante ne buñ jëloon délit de viol wala de vol mën naa la ci wax loo xamante ne yoo xamoo woon ni sax nii li loi bi da koy tere d'accord incha allah comme ni mu ko waxee moom Pape Ndiaye nee na dina indi ay jéego yu bees ci seen rubrique justice fii nii ci 2022 bi incha allah dañuy dem ànd ak madame Mahou Mandela ci seen rubrique La Toile. voilà Thioro Mahou Mandela ñu bàyyi